Sall mu ngi firndeel expertise am ci li nga xam ne mooy wàllu pétrole ak gaz bi ñu ko mënee woowee noonu wàllu géologie bu toogee sax ba naan ñii ciy wax di ci wax rek xamuñu sax li ñuy wax mais man li may def xam naa ko mais loolu noonu yow boo ko déggee ndax yaa ngi ci biir boo ko déggee yow loolu lu lay def. non am na expertise ci pétrole parce que géologue la IST la génne ba noppi dem Paris def institut de pétrole de France dafa spécialisé wu ci pétrole kon li muy expert la ci xam na ko kenn mënu ko cee nax loolu moo ci grave en fait c'est-à-dire moom li muy def da koo xam bu fekkoon ni benn président la comme Abdou Diouf wala Abdoulaye Wade nga xam ni ñoom seen jàng màccul ci loolu sax mën nañu xëy na seen conseiller ñoo matul li ñu doon mais moom ci boppam war naa sax mën a nekk conseiller wala expert en matière d'hydrocarbures parce que da koo jàng jiite Petrosen jiite ministère bi balaata muy nekk président donc kooku c'est vrai xam na mbirum pétrole mais xam gi mu xam mbirum pétrole nag bu mu tax mu foog ni moom rek ko war a xam maanaam xel yàlla mayu ko benn nit te mbirum pétrole li ñu ciy wax waxuñu ci wàllu technologie waxuñu ci wàllu géologie waxuñu ci wàllu lu xarañ dañuy wax ci wàllu anam bañ koy séddoo nga xam ni xel yépp mën nañ ko jàpp li ci njëkk mooy ñun fukk tubaab bi 90 moo ñaata juróom-ñeenti fukk kooku muy benn ñaareel bi tubaab bi ànd ak sa rakk mais loolu soxlawul xam-xam nañ ñu respecté loolu mais xale yu tuuti yi war nañ ko xam léegi sa rakk ñu jox ko actif yi mu jaay ko lu cher am ci xaalis ñu ngi ko ci wax sax ci reportage bi ni may nañ ko ay actifs yu tolloog 3 millions de dollars muy 1,5 milliard ci suñu xaalis mais yooyu yëpp ñu war a leeral la kon moom mënul tere nit ñi addu ci débat public bi parce que suñu charte ndeyu réew muy constitution bi dafa ne alal bi meññ ci biir suuf askan wi moo ko moom la ressource naturelle les ressources naturelles appartiennent au peuple kon ki nga xam ni moom war na addu ci li mu moom quel que soit jàngam ak niveau am bu ñu yëpp bu ñu woyofal. xam nga affaire bi rakkam dugg na ci mën na nekk dafa amoon confiance moom est-ce que duñ ko nangul ne wala sax entre guillemets dañ ko nax. non maanaam xam nga sànq da nga ni moom expert la moom moo waxal boppam expert la expert nu ñu koy naxee moom président de la république la dañ koy fayal ay conseillers am na ministère am na service bu mel ni Petrosen am na inspection générale d'État am na république mais mënuñu ko nax moom bu ko neexee sax mu jëli ay tubaab expert mënuñu ko nax kon loolu bu ay gisuma rapport beeg dañ ma nax ak yooyu vraiment bu ñu respecté Sénégalais yi nañ ko tegee boor te wax ñu dëgg bi bu ko waxee ñun li ñu gën a yitteel ñun Sénégalais mooy nu ñu fexee ba li war a génn parce que dara génnagul tàbbi ci suñu loxo lañ ca ñàkk mu dellu si ci suñu loxo ci kaw moom mu wax ñu dëgg waaye bu ñuy jàppee ay nit ñoo xam ne ñun xamuñu moom rek moo xam parce que moom moo jàng géologie dafay nax boppam parce que ñoom lépp lu ñuy def ak lu ñuy lal nit ñaa ngi koy lijjanti di ko lu ñu te xam nañ ko téye ci ay firnde yu wóor toog di leen xaar. Est-ce qu'il y a possibilité li ñu ñàkk ñu mën ko récupérer waat. bien sûr loolu mooy suñu combat justement parce que mën nañ ko récupérer ci ñetti anam bi ci njëkk mooy contrat bi nga xam ne anam bi ñu ko joxee baaxul sàmmontewul ak suñu ay charte maanaam code pétrolier bi ak anam bi ñu joxee décret bi rapport IGE dafa ni nañu annuler permis muy ñaari dëng-dëng loolu mën nañ ko dindi mais ki ko gën a mën a dindi mooy ki falu bees pour loolu il faut que président Macky Sall jóge fi amaa mandat mu jeex wala xelam yedd ko mu ni lii kat loraange la pour sama réew da cee nar a ñàkk parce que 2021 bii ñu jëm te la ñu commencé exploiter naa retiré wu wala naa waxtaan ak waa Sénégal ñu xool nañuy renégocier loolu man ma féete ci gannaaw kooku muy benn possibilité ñaareeli possibilité bi mooy askan wi taxaw tem lu ñuy wax pression populaire parce que ci charte yi nga xam ne ñooy tëj contrat yi nga ba kenn dootu ko mën a soppi fii ak 45 ans yi muy durer dañu ni kenn mënul soppi contrat yi ci tënk pour mu yomb ci olof li code pétrolier may société bi ak li ko code général des impôts may kenn mënatu ko laal ba contrat bi di jeex lu dul état bi ak société bi dañ cee déggoo lay waral nag ñu mën cee déggoo mooy askan bi jóg ni lii du fi am bu boobaa société bi day ragal a ñàkk lépp lu mu am bu ragalee ñàkk 90 juróom-ñeenti fukk te mën a téye juróom-benn fukk wala juróom fukk
moo koy gënal ñàkk lépp donc day mën a négocier ci ñaari paramètres yooyu donc lii rëcc mën na dellu si effectivement suñu loxo parce que Ablaye Wade bi mu ñëwee dafa fekk ñu jaay Senelec benn groupe bu ñuy wax Hydro-Québec da ko jëlaat dafa fekk ñu jël fer bi jox ko Kumbari South da ko jëlaat jox ko ArcelorMittal nangu war na ko ci moom donc contrat yi ñu retiré Macky Sall pétrole bi mu joxe woon Rufisque offshore African Petroleum benn filiale Frank Timis toujours da ko nangu ci moom jox ko Total de loolu ci eeru Macky Sall donc loolu jurisprudence la maanaam ay mbir yu am la yuy wane ni loolu lu mën a nekk la ci kaw fulla ak fayda. mais mbir mi tam dafa dem ba comme ñenn ñi leen dafa rax politique ndax gis nañ yenn politiciens yi laaj aussi ñu renégocier li nga xam ne mooy contrat yi damay ñëw ci ki nga xam ne mooy Ablaye Wade am na ñu naan am na part de responsabilité ci bi leen bépp am ñu ne yoonam newu ci takkewu ci lépp Macky Sall la est-ce que xeex mi du mujj jël benn tournure politique. non politique mënuñu ci ñàkk xam nga lu tax parce que dañ ci lim rakku président de la république lim ci président de la république lim ci Ablaye Wade léegi pour leeral newoon naa la sànq contrat du wér lu dul président dafa jël décret xaatim ko ni contrat bi approuvé naa ko noonu laa ko mën a waxee approuvé naa ko nangu naa ko loolu tant que amul contrat bi këyit rek la léegi décret boobu du Ablaye Wade moo ko jël loolu la ñu jéem a lëntal ci xelu nit ñi mais Macky Sall moo ko jël décret yooyu léegi sax sénégalais yi mokkal nañ ko 2012 596 dama ci kontaan ak 2012 597 léegi sénégalais yi dañ ko mokkal article 8 bu code pétrolier léegi sénégalais yi dañ ko mokkal donc ñu ngi commencé comprendre vraiment ni problème bi lu simple la soxlu nga nekk ingénieur bu jàngee institut de pétrole de France pour mën ko comprendre mais ay terme commerce la rek jëndanteeg jaayante yoo xam ne nit ñi dañ ko war a maîtriser donc affaire bi problème mu citoyen yépp la warul nekk lu ñu politiser mais ay acteurs politiques tamit mënuñu noppi ci lii parce que fi mu nekk nii askan bi dafa nit patt di seetlu ñi féete ak moom ak ñuy dund ci moom léegi boo nekkee acteur politique te àdduwoo ci yow nekkoo ci côté askan bi boo ci àddoo jàppale nguur gi kon yaa ngi jàpp ci liy lor askan bi boo ci taxawee nag pour mu dellu ci suñu gafa maanaam suñu budget lu yow yaa ngi xeex pour askan bi parce que suñu koom-koom lu ñun ñëpp daf ñu war a jëriñ ñun ñëpp waruñu ko def mbirum politique donte dañ ciy tudd ay homme politique Aly Ngouille Ndiaye moo doon ministre bi nga xam ni moo layal décret boobu loxoom a ngi ci président Macky Sall mooy président bi nga xam ne moo signé décret yooyu te IGE ni ko annulé licence yi Aliou Sall rakku président de la République la donc loolu mënul ñàkk connotation politique donc mais mbir mi mbiru askan bi la mbiru Sénégal la. waaw mën nañ ko tuddee noonu parce que dama am mouvement citoyen bu ñuy wax Claire Vision gindi askan bi boo xam ne dafa jóg rek pour yeete surtout ci problème mu suñu koom-koom ak anam bi ñu koy yoree te loolu yóbbu na ma ba mu bokk ci benn kuréel bu dajale ay parti politique ak ay syndicat bu ñu tuddee Front de Résistance Nationale maa ngi joxe sama kàddu comme ni ma ko laajee ci xew-xewu jamono donc loolu positionnement la maa ngi donc ci li ñuy wax débat public kon loolu posture politique la même bu fekkee ni yoruma parti politique li may def mënuma bañ ñu tuddee ko politique parce que politique mooy anam bi ñuy yoree suñu réew donc dafa jot fi mu nekk nii ñëpp sentiru concerné ñëpp jàpp ni bokk nañu ci li war a doxal réew mi ci anam bi ñu war a yore suñu réew. tey dig da laa convoqué woon ñu jot ko ca xibaar lan nga fa jëlee wala lan ngeen waxtaanee. waaw loolu normalement waru woon bokk ci waxtaan bi sax mais mënuma bañ a tontu laaj bi dig dafa sàkku ci man ay leeral ci enquête bi nga xam ne tijji na ko ci mbirum Petro-Tim ak documentaire BP boobu dem naa jàkkaarloog ñoom wax ak ñoom léegi enquête bi mu ngi ci seen loxo te pareeguma ak ñoom li ci kanam rawul bët xam naa fii ak ci kanam dañu xam fu enquête bi jëm. njëkkoon naa fa dem mais dañ ma ni procureur jébbalu leen dossier mais li am mooy procédure bi ñu jël alkaati yi tàmmuñu procédure boobu ñoom li ñu tàmm mooy l'enquête maanaam nga ñëw toog ñu lay laaj ngay wax te man dañ ma woo comme seede man dama waroon ñëw wax li ma xam ak li ma war a wax ak li ma bëgg a wax mais ñoom miinuñu façon boobu tontu ak laaj la ñu gën a miin mais li ci am solo mooy
loolu dul njëriñ boo xam ni dafay leeral dossier boobu ñu xam fu dëgg bi féete parce que suñu alal la dafa war a leer te dossier bi dafa war a dem ci yoon man pare naa fu ma yoon woo ma wuyu bu dee mën naa leen niital as tuut. fi dossier bi toll ak ñi ko ngànk bu ñu waxee procureur wax président de la république yaa ngi fi wax di est-ce que jàpp nga ne dina mën a leer. dafa war a leer. mais est-ce que mën na leer. non dafa leer sax ba pare li ko leeral moo tax xam nga lu mel ni DIC walla procureur bu la woowee mënoo ñàkk wuyu ji mais mbir mi dafa leer ba pare parce que inspection générale d'État dafa def enquête bu leer sur des responsabilités jébbal président de la République OFNAC def enquête bu leer jébbal procureur de la République te OFNAC du jébbal procureur de la République lu dossier boo xam ni jàpp na ni dafa dañ ci war a topp nit yoon jàpp na ni dafa war a dem ci yoon parce que ki jiite OFNAC magistrat la ni procureur de la République donc ñaari enquêtes yu leer ñu ngi noonu ba noppi wax dëgg yàlla lépp leer na lu ñuy enquête amu fi lépp leer na Aliou Sall société yi mu tijji acte notarié yi ñu ngi fi décret yi ñu signé ñu ngi fi rapport yi lépp ñu ngi fi kon bu ñu bañoon a sonal nit ñi dañuy woo rek ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuumaal parce que Aliou Sall waroon nañu ko déglu Franck Timis waroon nañu ko déglu waa BBC waroon nañu leen déglu et cetera même président Macky Sall bu ñu ko mënul déglu mais am na ñu wër dossier bi ay Aly Ngouille Ndiaye ñi nga xam ne ñoo def rapport de présentation boobu mais ñooñu dañ leen war a déglu enquêteur IGE yi nga xam ne Gallo Samb ak Omar Sarr ñi nga xam ne ñoo def enquête yi yu leer mais ñooñu dañ leen war a déglu leen seen enquête bi est-ce que lii la liñ ci for ci réseaux sociaux yi est-ce que loolu moo nekk ci enquête yi lan mooy seen xalaat loolu ñooñu ay agent assermenté lañu ay administrateurs civils lañu comme magistrats yi kon ñoom seen enquête dafa am valeur juridique OFNAC seen enquête dafa am valeur juridique ki ko jiite magistrat la kon lu ñuy sonnalee di ñu delloo ay police pour ay enquête encore loolu nammuñu ci lu gaaw buñ ci namee lu gaaw nañu exploiter rapport yi ñu yor woo ñi ñu war a woo entendre leen. foofu laay waxee moo tax ma ne ndax mën na leer parce que bu ñu dégloo procureur ni mu waxee ci dernière conférence de presse est-ce que am ngeen yaakaar wala yow Clédor Sène am nga yaakaar ne wàllum pétrole bi nii dina ci leer askan bi dina ci génne gagnant. waaw dina leer parce que ñun bu fekkee ni suñu ay déposition exploité nañ ko ala kulli àll dinañu woo ndeyu mbil yi ñi nga xam ne ñoom lañ jox ñu baaraam dinañ leen woo te du yàgg parce que ñoom ñoo ci war a àddu bu fekkee ni exploité nañu ñun li ñuy jox enquêteurs yi. mais boobu justice bi kon ban taxawaay la war a am ci loolu. non justice bi dafa nànk ma ñëw justice bi taxawaayu àtte rek taxawaayu teg ci yoon rek parce que moom mooy xool ndax lii yenu na maanaa wala yenuwul maanaa léegi loolu doo déglu benn boor rek mais da ngay dem ci ñi nga xam ne ñooy ndeyu mbil gi nga taaj leen yore ay éléments yoo leen mën a confondre maanaam nga xam li nga leen di laaj lan la bu ñu tontoo lu jaarul yoon nga génnee leen loo xam ne da leen di wan ni ñoom nekkuñu ci dëgg bu boobaa yow mi enquête di nga am sa intime conviction xam fi dëgg bi féete te nga jébal sa liggéey juge bi àtte ci intime conviction moom tamit parce que moom tamit dafay enquêtaat te ñoom nit ñi dañu jàng dañu xam yoon dañu xam liy dëgg ak li dul dëgg dafa yomb xam. bu ñu ko naree xayma ci ab temps ñaata temps la war a mën a jox. waaw xam nga ñoom tout le temps dañuy naan le temps de la justice n'est pas le temps des autres mais problème bi mënul yàgg pour ñoom parce que ñoom dañu am intérêt tirer ci ay conclusions le plus rapidement possible parce que dafa créer benn vague de soulèvement populaire boo xam ne mu ngi ñëw ndànk-ndànk parce que gis ngeen plateforme aar li ñu bokk di woote périodiquement ay rassemblement loolu baaxul ci image gouvernement bi nga xam ne benn documentaire sur le plan international daf ko jébbaane di wax ni rakku président dafa taq ci corruption nit ñaa ngay manifester pour mbir mi leer loolu baaxul ci nguuru Sénégal loolu moo war a tax loolu moo tax man ma yaakaar ni ñoom le plus rapidement possible dinañu expédier dossier boobu ba mu am une conclusion pour calmer opinion yi parce que ñi nga xam ne ñooy jël seen xaalis di ko def Sénégal dañuy téye seen loxo di xool lii fu mu mujjee parce que lii bu ko kenn teg affaire bu ndaw président Macky Sall xam na ni du lu ndaw Aliou Sall xam na ni du lu ndaw gouvernement bi ñoom ñëpp xam nañu du lu ndaw ñun askan bi nag ñoo war a xam ni am nañu occasion fexe suñu alal dellu suñu gafa
maanaam suñu budget suñu ay contrat dellu jëriñ ñu ñun financer suñu développement ñu nangu li ñu moom dafa jot. ñoom ci seen communication mooy côté régime bi. gouvernement bi Macky Sall ak Aliou Sall heure bu ñu waxee ñeen analyste yi gis na dañoo wax góor wala dañoo wax gaaf la ma waral seen communication ndax dañoo. xam nga dëgg dafa yomb dafa leer mais boo nekkul ci dëgg da ngay wax jëm fii ka nga bokkal langue sax moom moo lay weddi ñoom ñu ngi weddante seen biir c'est-à-dire dañu nekkul ci dëgg moo tax seeni wax di woroo xam nga Aliou Sall weddi na fi ni jotul 250 000 kenn mënu ko prouver ki yore communication président ci boppam wax safaan bi ni jot na 250 000 xam nga loolu du ñun ñoo leen ko tuumaal ñoom ñoo koy wax seen biir léegi ñoom newoon nañu rapport IGE bi amul mujj gi ñu ni am na waaye président jotu ci procureur sax jottali na wax jooju léegi ñu ngi naan ñu ngi seet kan moo génnee rapport bi fu mu dugg ak fu mu kii am na sax kenn koo xam ni waa APR dama doon débat ak moom mu ni président jot na rapport bi waaye boobu fekk na mu signé 4 mois après donc lu dul dëgg dafa naqaree tenir parce que tey day dem fii suba mu dem fële du sax du jëm kër donc loolu rek la alors que ñi nekk ak dëgg ñoom seen wax benn lay doon dëgg benn la du ñaar te day leer ki yore dëgg boo ko yeewee guddi laaj ko même réponse la lay wax parce que dëgg du varié boo nekkulee ci dëgg nag da ngay créer tout le temps. ñiy xeex ci bëgg mbir mi leer bëri nañu plateforme yeeg mouvement yeeg ba ci aar bi ñu bokk. wala fu ne gaa yaa ngi koy jógee di mettre acteurs yi ay pression ndax yow yaa ngi recevoir pression yu mel noonu. non pression mënul ñàkk mais man subiruma benn pression te mënuma fléchir de toute façon ci benn pression xëy na moo tax sax subiruma benn pression parce que man sama devoir citoyen laay accomplir parce que dama sos benn kuréel bu tudd Claire Vision gindi askan wi ñu fas yéene taxaw ci leeralal askan bi ci anam gi ñuy yoree seeni ressources naturelles kon loolu pression mënuma ci dindi mënuma ci jëlee parce que loolu sama mission la lu ma diggee ak Sénégalais yi lu ma war a wàccool la kon amul benn pression boo xam ne mën na ma tere àggali yoon bi ma jël li gënoon yomb ci man mooy ma succomber à ces pressions nekk ci li ma nekk bàyyi nit ñi ci li ñu nekk parce que fii bëri na ñoo xam ne dañu gis ni ku nekk sa bopp nga war a lijjanti mais ñun gisuñu loolu ñun dañu gis ni il faut mu am ñu taxawal askan wi il faut ñu am ñu def tuuti sacrifice pour askan bi am lu leer pour askan bi xam lu leer pour mu mën a jotaat ci alalam donc moo tax su ma gisee askan bi pare jóg pour manifester périodiquement taxaw laaj lu ñu moom kooku yaakaar lay jur ci man ci ni nit ñi ñu ngi commencé yeewu ñu ngi commencé intéressé wu ci seen mbiru bopp ñu ngi commencé sentir ni mbir mi seen mbiru bopp la du mbiru kenn. yow daal saa yu askan bi wootee génn ci mbedd bi di nga dem ànd ak ñoom. incha allah te bés dina ñëw man sama bopp man maay woote incha allah. kon ñu ngi lay jaajëfal ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokki internet yi. waaw maa ngi tàggu mbokku internet yi interview bi 30 minutes la waroon a durer mais xam nga xabaabal nañu ma yaakaar ni xëy na seeni laaj tontu naa ci lu leer ma leen di dox dig daje beneen yoon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.